ci jour bi la ma Diouf Sarr doog a woo ne ma dama bëgg a ñëw ci yëf yi ndax ma ñëw ñu ànd wala ma dem ànd ak waa gouvernement ma ne ko xoolal lu la ci neex mu ne ma kon day ànd ak waa gouvernement bi dem ñëw ànd ak yeneen ñaari ministre ñëw bi mu ñëwee pourtant bis boobu man awma lu ma neex waxuma sax ci moom mais ci gouvernement du Sénégal parce que la ñu waxante woon ak ñun defuñu si dara mais dama leen sagal dama ko sagal kii leen yëkkati leen jox ñu teg leen fu ñu toog mu bàyyi mais deuxième Masalik bi mu jotee Diouf Sarr dama dem ba bureau xam nga coow yi ngay dégg yëpp mosoo ko dégg ci man coow yi ngay dégg ni di ma laaj est-ce que mos ngeen ko dégg ci man mosul am nit it Yoff du la ne Cheikh Mansour ñëw na fii toog sama saal ne ma Diouf Sarr nangam wala diw nangam kon coow li bu génnee ku ko génne dëgg la nit amul ci Yoff ku la ne Cheikh Mansour ñëw na fii ne lii kat ñii ñoo ma def nii waa mairie wala lii amul te ñu bëri ñu ngi koy wax te lu ne dégg naa ko ci te kenn mësumaa dégg ma tontu. kon daal dafa mel ni ñoom dafa am lu ñu jàpp. xaw ma lan la xëy na ñoom xam na. ñëw ñu teew c'est comme kii bi passé. cant bi non maa leen invité wul bii paa ma cant bi passé maa leen invité wul du tout. lu tax dama doon ñëw quoi donc maa ngi ñëw. donc Masalik bi mu jotee. dama ko demander audience Diouf Sarr man li may demander audience nit bëriwul pourtant man fonctionnaire là et je connais tout le monde. ok chef religieux là aussi. mënoon naa appuyé wu ci Touba. su ma demee ci sëriñ bi ne ko lii laa bëgg sëñ bi day jël téléphone rek woote. musul am. musumaa wax sëñ Saalu bi nga xam ne daanaa bi chaque semaine musuma ko ni lii laa bëgg lu dul yàlla na nga fi yàgg te wér. ki fi nekk nii musul am ki ko wuutu musul am ka mu wuutu musul am te ñu ngi may dégg. sequma ak ñoom loolu ñëw sukk joxe sama addiya talal sama loxo bu ma fa defee lu ëpp 2 minutes ci ñoom la ñoo ma naan toogal. ma demaat sama yoon. parce que man sëñ Touba moo tax may def te mi ngi may fay. donc mais dama demandé audience Diouf Sarr ñëw bureau am toog yëgal ko ne ko Masaalikul Jinaanu daaw bi ni ngeen ci taxawee neexuma waxtaan ak moom lépp ni mu demee ma ne ko mais bu ren bi tamit ñi ngi koy waajaat te mënuma nekk di def lu toll nii ci Yoff te duma la ci jiital su ma sañoon nga jiitu yow da ngay politique kon mën nga ci jël mën nga koo exploiter nga am ci sa gain politique war nañ def aussi tuuru certains ministres yi ma doon seeti wu ma leen parce que ay ministre lañ dama leen seeti woon parce que samay xarit lañ kenn rek laa ci seeti te du sama xarit muy Diène Farba Sarr parce que numéro 2 muy secrétaire général am dafa bokk ci mes meilleurs amis muy Serigne Mbaye ñu dugandoo ENAM génnandoo depuis 20 et quelques années ñuy ànd donc yooyu yëpp ma wax ko moom ci laa ko waxe ba ñu déggoo ma ne ko am na comité d'organisation muy waa Fra Yoff parce que waa Yoff dugaluma ci sax taalibe yi ma ne ko dinañ la seet si parce que ñoom ñëpp la ñuy seeti mais balaa loolu man dama la war a ñëw wax quoi ba nga xam ne buñ ñëwee aussi wax naa la pare ndax bëgguma ceex bi liñ bokk liñ seq waxuma ko mais ma ne ko mais bu mujj bi ma wax ko ay ñeneen nit ci Yoff ñoo xam ne bëgg naa mu jubóog ñoom ñu ànd liggéey xam ne mën nañ ko amal njariñ mu ne ma waaw ma ne ko bi ci des nag mooy Amadou Ba mu ne waaw ma ne ko Amadou Ba c'était mon collègue ndax ENAM la génne ma génne ENAM mu def impôt ma def trésor mais yàlla dogal na man 95 laa génne ENAM 93 bi may dugg ENAM laa xam Amadou Ba 93 ak léegi ça fait quand même 25 ans musul changé ci man mu nekk un collègue àddina dox ba tey mu nekk sama patron parce que c'est le ministre des Finances et un patron on lui doit loyauté fidélité et respect ma wax ko muy dégg ma ne ko yow ngay sama mbokk un parent on lui doit appui et soutien ma gis ne yéen ñaar à travers la presse dafa mel ni seen diggante neexul te loolu bu amee daf may sonal mais comme moom xam naa ko am naa cër ci moom am na cër bu ma jox yow xam naa la ma bëggoon bu ma mënee xam ban problème ngeen am bu dee may nga ma dox ci man problème bu ma am ci àddina dox jàmm moo ko indi bon mu wax ma lan mooy point de vue am ma wax ko li ma ci xalaat bëgguma dugg ci détails yi trop xam nga ba au finish mu nangul ma ko yàlla dogal ca suba ga ñu toogaat bureau man ak moom ak waa Fra Yoff ak quelques membres cabinet fii mairie mu soulevé waat wax bi moom parce que bu ko waxul woon man du ma ko wax ma waxaat ko la ma ko waxoon ci bureau devant gars yi mu ne may na ma man pour ma dox ma dem ci Amadou Ba wax ak moom Amadou Ba wax ma wax ju yiw ju rafet ne d'accord na ma woo ko mu jël ma ne ma war nañ gisee mais après gisuma ko
ma woo ko gisuma ko ma waat ko gisuma ko ma woo ko jëlatuma ba yàgg mu taxaw ma taxaw noonu la demee du leneen maintenant ñu kon ne di dox suñu dox di seeti yenn ministres yi moom seeti nañ ko étant ministre te bu ñu fa demee waxu Masalik lañ fa wax fi ñu dem fépp tamit pourquoi ñuy wax Amadou Ba rek ñun Amadou Ba bañ fa demee Ngor Wakaam Yoff laa àndal ñu ngi toog ñu ngi may dégg est-ce que dañ fa wax leneen lu dul waxu Masalikul Jinaan moo ñu fi indi ak Ngor Wakaam Yoff ñu ngi nii am nañ ay problème suuf yoo xam ne yoo yaa yor ministère bi yor affaire suuf mais audience boo xam dañ ci profité waxaale ko soxla yi Amadou Ba foofu mu jël ay décision ba pare autoriser leen impôt bu ñu leen waroon a dagg fii APEXI mu fexe ñu bàyyi ko en tout cas déclencher procédure bi jël xaalisam may leen xaalis boobu man 1 franc lekkuma ko ci te pourtant bi ñuy dem paas bi ñu jël man maa jël bus fay ko 200 000 ne leen bu ñu fekkee jox nañ leen saltige ndëbaan moom laa joxoon yëf yi pour mu gérer ma ne ko bu fekkente ne may na leen xaalis bon ngeen delloo ma sama 200 000 ñu dem fa mu may leen 3 millions man leen boole naa ci mayaale leen 200 000 saltige ne ma jël naa ko def naa ko sama poche yóbbu naa ko sama kër ba pare ñoo mu séddale yëf yi ñu séddoo ko ñoom ñëpp ku ne jël sa wàll man sédduwuma ci dërëm après ñu daje ak waa APEXI foofu gars yi lijjanti ba affaire impôt yeeg affaire yooyu ñu nekk ci procédure bi di ko régler mais loolu lañ fa def biñ fa jógee ñu dem ci Diène Farba Sarr ñu waxaale ko problème urbanisme même chose mu ne moom am na partie bu mu ci am mais lu ci ëpp Amadou Ba moo koy régler biñ fa jógee ñu dem ci Abdoulaye Daouda Diallo ñu waxaale ko seen problème mu intérieur quoi que chef coutumier yi nangam parce que du rek affaire u Masalik mais occasion la pour rencontrer auteur da nga ciy waxaale ñu jóge fa dem ci premier ministre jóge fa ñëw ci moom Diouf Sarr waxaale nañ ko fa ay kaawu Yoff même chose quoi donc ana Amadou Ba gi man la tàggu naa ko pour jubóole leen bu fekkee coow am na mu ne waaw ma wax kee mu ne waaw mu xëy rompre kii bi waxuma ko kenn ca laa naroon a yamit te c'est pas la première fois mu koy def te kenn mësu ko dégg bon bu fe léegi pourquoi xaw ma bu fekkee dafa am lu ma ko tooñ na ma baal parce que xaw ma parce que waxuma ko moom newuma lii nga ma def te ba may wax it moo ma ne waaw tu vois léegi bon ñuy dem di dem ba faf sax Masalik bi après nag problème yi jàppal bàyyi nga ciy dégg lu nekk loo xam ay détails la yoo xam jarul ma siy dugg ci beaucoup de blocage mu may métti ci loo xam ne ça vient de la part d'un parent de quelqu'un que tu aimes bien de quelqu'un boo xam ne tu lui souhaites tout le bonheur du monde ci liggéey Sëñ Tuubaa bi nga xam ne foofu rek man la ma nit mën a defee dara mu métti ma leneen loo ma def baal naa la ñuy dem ba agsi au bout nga xam ne affaire bi am na benn délégation ñëw suma kër bon am ci ñoo xam ne vraiment comportement bi doy na waar toog après ñëpp toog voilà 2 millions Diouf Sarr moo la ko jox nee na day participer comme affaire bi ci périmètre communal am lay am nangam mais pourtant je les ai reçus avec beaucoup d'égard beaucoup de respect ma jël 2 millions bi téye wax leen nag li nekk ci man xanaa ay mbokk sañ ñoo waxante dëgg nag ci biirum nekk wax leen li nekk ci man li ma naqari ne leen lii mënuma ko jël quoi parce que am na lu gën a yomb te defaluñ ma ko kon góobu ma ne lii yéene nañ ma ko pour man gis tal la pour man c'est mon point de vue parce que fañ jaar ba agsi foofu léegi lii la ñëpp gis ñëpp ne waa jox nañ ko nangam loolu mënuma ko lay sama digganteeg Serigne Touba dafay diis ci man d'autant plus que Serigne Touba xañuñu dara lépp mat na ma leen franchement je suis désolé mais lii mënuma ko jël maintenant nag mais du tey cër bi ngeen am fii dinañ leen ko jox du tey bu ngeen fi waree ñëw ngeen ñëw fi bis bu ngeen xamee nan la ñuy comporté woo ak un chef religieux ngeen ñëw ñu ànd bis bu ngeen tant que nag xamu leen ko dem leen ma dem du ma leen yàqal mais bu leen ma yàqal du ma leen yàqal du ma leen waxal lu bon du ma leen waxal lu ñaaw mais loolu laa fa wax ci biir néeg après bon ki mu yabaloon jóg daal ne lii yëpp ñii la mu ne ñan mu ne frais yi ñoo ko indi frais ne ko ñan mu ne leen yéen ah kenn ci frais yi comme xëy na moom mënul dékku comme man ni may dékko saaga ko après ñu xaw a jàppante foofu man maa ngi toog rek di leen déglu ñu génn mënoon na fa yem mais après dëkk bi mu siiw ci dëkk bi lu ne nga koy dégg dañ jox kii Cheikh Mansour Diouf Sarr ko yóbbul mu xeeb ko man ku ma xam ne nekkuma ci yooyu parce que man ay millions jox ma sama cër maanaam jox ma xaw ma nu ñu koy waxee
waaw waaw loolu c'est-à-dire que boo ma doon defal àddina ak li ci biir te àndul ak sutura man bugguma loolu rek la woon quoi surtout concernant Serigne Touba après lu nekk nga dégg ko ci coow lu nekk ñu continuer biñ demee ba bisu Masaalikul Jinaan bi mais man Diouf Sarr keroog coow loolu bi mu amee man li ma yaakaaroon dina ma woo ne ma gars yi ma yabaloon kat nee nañ nangam ak nangam lu xew man en tout cas wala man la noonu laay def wala ma taal sama oto fekk ko fa ndax man moom mooy politicien man duma politicien moom moo bugg ay voix man bugguma ay voix xam nga mais defu ko mais yamu ca mais dafa gedd Masalik bi ñëwul en tant que maire dëkk bi pourtant jour boobu bi ma jëlee parole sant naa ko ci mbooloo mi jël naa parole ma ne bon maa ngi sant bu baax Abdoulaye Diouf Sarr fii moo fi waroon teew taral gan yi mais dafa am ngànt doon na fi indi tamit teraangam xam nga falaayam parce que effectivement doon na ko fa indi mais yokkuma ci ma delloo ko wala nangam au moins j'ai été à la hauteur bien que am naa lu ma naqari léegi nag comme loolu am na te amoon na aussi beneen année yu mel noonu lii amaat te man dama bëgg tant que ñoom xamuñu nan la ñu war a àndee nañ fi nekk ñoom ba jeexal duma leen yàqal duma defar duma yàq duma wax sama taalibe sax duma leen wax bu leen ko jàppale dama maandu ci ñoom mais nag man na damay jàpp tam sama njàmbur nekk ci sama diine ji nga xam ne moo ma intéressé quoi man loolu laa wax donc après lan moo ci toppaatoon du cant gi mais yëgaluma leen ko parce que soxlawul. nga baal ma tuuti rek. léegi nag selon yow dafa gedd. non xaw ma franchement xam nga man mënu ma wax ci nit lu ma xamul man li ma constaté laa la mën a wax li tax nag mu def ko moom moo la ko mën a wax. pour man da nga ne dafa gedd. non dama ne. Masalik bi quoi. Masalik bi non dama ne ñëwul. c'est-à-dire que bi yooyu yëpp amee gars yi ñëw loolu am ci biir kër gi ci biir néeg bi man de su doon man la man su doon man lañ yabal fenn loolu am dinaa ko gérer ba mu sedd ndax kilifa gi ma yabal. man dinaa def loolu après bu may xuloo ma xuloo faneen bu ma ko defulit ba loolu am fa man mii kilifa gi dinaa ko régler xam nga parce que loolaa ne man bu doon man la noonu laay def mais Diouf Sarr dama ko déggul sax ci loolu dégguma ko waxu ci ba pare bis ba ñëwul am na yu bëri xam naa ko ci quoi bugguma ci xuus comme li ma la ko waxee mais daal ñëwul mais terewul bi mu ñëwul man rafetal naa ko tudd naa ko ne ñu ngi koy sant di ko gërëm dafa am gànt moo tax ñëwul doon na fi indi teraangam mais noonu nag laa tuddee Amadou Ba ni maa ngi koy sant di ko gërëm parce que Amadou Ba suma xarit la mais loolu mooy dëgg ba pare léegi nii suma patron la te biñ yóbbu naa fa samay mbokk mu recevoir leen ma wax ko samay doléance mu réglé ko te yónni na fi directeur de cabinet ma nga nee toog te indi na fi teraangam loolu laa waxal moo nigi moom mi ñëwul waxal naa ko lu baax sama ki ñëw tudd Diène Farba Sarr tudd keneen léegi ñeneen ñi jël parole ñëpp Ablaye Mbaye Pex mi foon yor micro bu waxee ne Amadou Ba xaw ma lan xam nga loolay rôle keneen je sais pas comment ça s'est passé pour que ñu xëy presse bi ne la collectivité Lébu dresse le tapis rouge à Amadou Ba loolu mooy dëgg parce que Ngor Wakaam Yoff ñoo fa demoon mu accueillir leen teral leen respectueusement ñooñu aussi rendre ko boobu hommage mais loolu lu ci métti après lan laa ci dégg gars yi daje nañ réunion ñi ngi réunion ci jàkk yi ñi ngi wax ci am yoo xam ne man Cheikh Mansour mu ndaw mi daa jar loolu oui ñu ngi ñuy xeex ñu ngi ñuy def ni Diouf Sarr man moo ma ëpp doole Diouf Sarr c'est un ministre de la République quand même benn ñaar c'est le maire de la ville moi je suis son administré mooy suma kilifa ci dëkk bi ñett moo ma mag moom mooy suma grand frère xam nga donc léegi man nan laa ko mun a jaaxale man jaaxaluma ko xam nga il faut mu xam loolu quoi c'est-à-dire que man du ma noonam du ma noonu kenn sax mais moom daf ci rawati parce que aw ma raison pour nekk noonu kenn parce que moom dara la ma yàqalul Diouf Sarr bi may xam j'étais nii laa mel j'étais fonctionnaire bi may xam sa génn naa ENAM après ba daw ba xam ne mbokk la ñu xamante defal na ma nag teraanga Diouf Sarr jël na ma yóbbu ma taalal boppam otoom yóbbu ma ba ci ministère des affaires étrangères ne kii defaral leen ko passeport diplomatique ñu defaral ma benn jox ma parce que man musuma kaa ut musuma kaa bëggit te xam la moo tax ma wax ko mu def man maa ko wax na ko def xam la tax ma wax ko bëggoon ko sagal parce que man suma Cheikh Bass Abdou Khadre
ñun ñëpp cheikh yeeg ku ci bëgg lettre lay bind joxe nga am man bis jot ma gis président su ma ko waxee mu ne ma amal et cetera mais dama ko ne damaa bëgg nga defar passeport yow jox ma bu ko defee mën ne ñëpp yaa ma ko defaral. mu traîné ko benn jour ma ne ko boo ko defu tam suba dinaa dem uti ko mu ne bu subaa ma ñëw ñu dem. ñu dem ci bis ba chef dafa ma yóbbu ci bunt bi bàyyi fa chef de protocole am mu toog fa ak man bañ defar ko ma dem ñibbi moom guddi gi moo ma ko indil. passeport bi sama voyage bii laa ciy doog a voyager te bis jot ma voyager. xam nga mais loolu lépp donc lu mu def la quoi te dama koy mesurer à sa juste valeur parce que nit du xalab. xam nga. mais donc léegi bu fekkente ne moom message la bu ma koy lancé bu fekkente ne moom nee na kilifa la moom nee na mooy maire Yoff moo ko nekk sax du nee na moo ko nekk ministre la dafa war a am de la hauteur te xam ne kilifa warul nangu ñu koy utal noonu rawatina di la utal noonu boo xam ne koo koy sa soppee koo koy ki la bëgg koo koy ki lay taxaw bu fekkee nag ki lay wax dëgg nga jàpp ni mooy sa noonu wala ku dul ànd ak yow ci neefkaa nga man amul kenn ku Diouf Sarr di àndal koo xam ne mas naa ko ne bàyyil kii te pourtant xam naa leen ku ci nekk xam naa sa jikko laaj ko musuma kaa wax ne ko bàyyil diw mi musuma kaa wax ne ko diw mi lii musuma kaa mais pourquoi ñu naan ko Cheikh Mansour lii mu koy gëm alors Cheikh Mansour toog na nga toog mu wax ak yow nga ne ko waaw nga xëy rek ñu wax la lii nga gëm ko lii rek dama naan la mais man jotewuma ak moom dara seulement nag bu man na def différence entre Mansour Diouf ak Cheikh Mansour Diouf. Mansour Diouf c'est le cousin, c'est le frère. Cheikh Mansour c'est le chef religieux. Il faut le considérer à ses grades et qualités. bu boobaa sëñ Touba lay waxal. bu dee nag mbiri sëñ Touba la nag am na nu muy taxawee rek bugguma. am na nu muy comporté woo na dem fee ma dem fee. loolu nag warul tax tamit mbokk yi ay mbokkam moom ñu ne ñoom ay mbokkam lañ parce que samay mbokk lañ. mais bi coow li amee rek nañ mbokk Diouf Sarr am na ci ñoo xam ne ay mag ñoo xam ne bàyyi lañ ci moom di bàyyi ci man au lieu ñu defar non dugg dëkk bi wax ju bon ju ne ñu koy wax Diouf Sarr dem na ba ñuy wax loo ko naan man dëkkuma Yoff quoi xooloo ay ree la ma def nee na xaw ma journal bi ñi ci bind moo ko wax waaw moo ko wax Diouf Sarr moo ko journal bi ñi ci bind ay Amadou Ba photo Amadou Ba la ñu wane ak Cheikh Bass Abdou Khadre ak Cheikh Mansour mais journaliste yi ñoo moom seen bopp man dama leen sax xamul léegi mu ne ñett ñi ko wax kenn dëkku ci Yoff man fu ma dëkk wala dafa wax comme sama yaay dëkk fi moom yaayam ak papa ma fi dëkk mais am na ay mbokkam yoo xam ne seen yaay dëkku fi am na en tout cas buñ ne woon dañuy jël benn kaar def ci ñi fi seen yaay dëkkul ñëpp ñi ci dugg dina bëri de ci Yoff gi kilifa yu bëri yoo xam seen yaay dëkku fi dina bëri te dina ci ami mbokk yu bëri yu ko jige moom te samay mbokk lañu donc mais yooyu yëpp dama ko mettre sous le coup de la colère ak xëy na seytaane yi ak àddina mais honnêtement tu vois man nekkuma foofu quoi jotewuñu dara lii dama ko doon expliquer rek parce que wax ji bëri na ci dama ne woon damay bàyyi ba mu sedd bon ma bàyyi noonu mais comme lii question bi ñëw na ma leer laa dugguma nag ci détails yi mais man li ma def laa leen wax en tout cas man maa leen delloo 2 millions bi parce que j'étais pas content ci façon liñ def bañ agsi foofu ak façon biñ ma ko indile te daa moo waral tam ñàkk invité bi ci non parce que bon tendre naa ko laamee ci Masalik bu njëkk mu am nu mu comporté woo ma tendre ko laamee ci Masalik bu topp mu am lu mu comporté woo te lépp liggéeyu sëñ Touba la comme cant bi liggéeyu sëñ Touba la mais ma taxaw ne léegi ndax moom mën naa tere cant bi am munul nekk ndax mën naa tere cant bi réussir munul nekk au contraire dafa gën a xumb gën a yokk gën a neex léegi mu ne ci lim ne ma ne ci li ma ne kenn yàqalul moroomam fu ma ko xalaate nag dinaa ko ñaanal xam nga du ma ko waxal lu bon nag du ma ne kenn bàyyil Diouf Sarr samay taalibe ñi nga xam ne nee nañ samay taalibe lañ sama ñi nga xam maay seen jëwriñ mais am na ci ñu nekk ak moom am pagaay dama leen bu ma leen woowoon ne leen bàyyi leen ko tey ñu bàyyi ko tey donc ñoom fi ñu nekk laa nekkul ñoom xanaa dañuy xëy na li ñuy xalaate lañ foog ne man noonu laay xalaate non man nekkuma foofu c'est-à-dire que man du ma def bu may tëdd damay xalaat gars yi quoi man bu may tëdd xoolal maa ngi xalaat ndax dinaa yeewoo ak jàmm ba kon ne liggéey sëñ Touba bi est-ce que liggéey sëñ Touba bi dinaa ci am ngërëmam est-ce que juumuma est-ce que sëñ Touba meruma est-ce que ni ma waxee ak nit gi kiiwuma est-ce que nangam man ci yooyu laa nekk seulement nag ni may comporté woo boo ma jigewul bàyyi ma xel wala nga may laaj da ngay juum toujours ci man te dafa am loo xam ne dafa am solo quand on ne connaît pas on demande léegi am na solo xam naa ne dañuy ñaan comme yéen ñaar ñëpp doomu Yoff ngeen yàlla defaat ci jàmm parce que yéen ñaar ñëpp am nga leen yor Yoff
te moom xam na ci dara parce que bi ñuy def si élection mairie am nga yoo si dox. mais éviter de ndax moom ñu ngi ko doon xëccool. ci benn hôtel. bien sûr defoon nañ ci sorti li tamit defoon nañ ci sorti. ba waaye yof comprendre léegi dañuy ñëw ci beneen page ñu wax ci mooy sànq ni nga ko tënkee ci actualité bi. léegi ci mbirum jàmm la mu mel la xamee boo doon dox chemin de la paix. yaakaar naa ko monsieur le président ñi gis nañ ko. chemin bi bu nga seetloo ba gis ko man gis naa ci ay doomi buur lu mel ni Maroc ak Màkk. léegi ñeneen ñi gisee ko feneen am nu ko média bi tasee ci ko ñi nga xam ne ñu déggee nañ ko noonu wàllu formation bëggoon comme télé bi local la Yoff la ñaari rek ñu ngi fi toog ñu bëggoon ñu leeral ko mu leer si bopp waa Yoff yëpp ñu bàyyi la kàddu bi waaw sommet bi sommet la sommet mondial pour la paix FPU moo ko doon def Fédération pour la paix universelle qui est membre du Conseil économique et social des Nations Unies ambassadeur la foofu ñoom ñoo ma ko nommé matagul sax 1 an avril passé la woon bon sommet bi wax ji bëri na ci Cheikh Mansour nee na franc-maçon la Cheikh Mansour xaalisam franc-maçon yeeg koy jox nangam bi ci njëkk mooy est-ce que man nuru naa franc-maçon ku ma xool daal non xam nga ah tu vois loolu jarul sax tontu parce que da ngay xool nit ki xam ne kii de ci ku xam luy franc-maçon parce que nit ñi d'abord munuñu man de en tout cas xamaguma man lan mooy franc-maçonnerie xamaguma ko parce que bokk na ci man je suis très curieux li nga may gis nii ku mën a gëstu laa mais dafa bokk sax ci li ma musul gëstu busuma ko jéem a bëgg a xam ba léegi nii xaw ma lan la mënuma la wax lan la tu vois donc beneen bi ci desit defe naa kuy jaamu yàlla nee nañ day feeñ ci sa kanam ku sell day feeñ ci sa kanam waa ji sama kanam gii nag wax dëgg yàlla nag kanam xanaa xaw naa sell tuuti nag am dafa ñàng non ñàngul de waaw vraiment donc nañ bàyyi loolu parce que loolu amul loolu mooy ref du dëgg quoi amul ba maintenant xëy na sama wax xam nga presse bi ñoo jël sama discours jël ci lu mat 15 secondes teg ko dagg la ca jiitu dagg la ko mujj bon loolu ñoo xam li tax ñu def ko mais bon man dérangé wu ma woon ba léegi ni may wax ak yow nii tam dérangé wu ma parce que du dëgg te daf ma gën a conforté ci man ndeke ci mission yàlla laa nekk il faut nga am ay nattu ay tuuma yonent bi moo ma gën moo gën ku yàlla sàkk yàlla wax ko fii lañ taxaw tuumaal soxnaam nit ñi dañuy fàtte loolu de nit ñuy waaraate nii dañuy fàtte loolu te ñoom ñooñu ko jàngal ni soxnaam day njaaloo ba moom mu gëm ko moom yonent bi de gën ñëpp ëpp ñëpp baatin mu gëm ko dem na ba woo soxna Aïcha ne ko waa tuubalal yàlla rek xam ne dangaa juum yàlla jéggal la kooku ne ko su ma naree tuubal yàlla mooy gëw ma ni yow yaay rasulullah te yonent bi lu nekk ko gënaloon nit di weddi ni mooy rasulullah lu mu mujje ne ko kon léegi demal sa kër bàyyi toog fa ba yàlla àtte kooku xanaa daanaka fase woon na ko ci ki gën di mbindeef lu gën a métti boobu tuuma xoola jigéen man du ma jigéen mais xam naa jigéen lan lay sentir boo ko jiiñee njaaloo te defu ko ci jigéen xas munu ko gën a rëy nga def ko umul muminin yaayu jullit yi muy soxna Aïcha ba niñ naan xayrul muminin ki gën ñëpp xayral waraa sax lay wax ki gën ñëpp gëm loolu ba de ko demal sa kër baay yàlla wàcc aaya bi seetal ko ne ko non njaaloowul nga xam ne foofu bu du woon yàlla moom kenn waxatu ko yàlla doo nga fa dugg mara ba ko Seydina Aboubacar ne soxna Aïcha na nga demal sant sa jëkkër ndax seetal na la dana ko du ma ko sant parce que seetaluma yàllaa ma seetal buñ fàtte loolu booboo gën a métti sëñ Touba Touba ko fi jëlee 32 ans bi muy ñibbi si Touba ab néew la dañ ko dem sosal ko ci tubaab yi boole kook ñoom ñu gëm ko ba yóbbu ko kon ñooñu ñoo ma gën a méttile ñoo ma gën a yàggale tuuma yonent bi dañ ko tuumaal ba tey day xërëm day def nii donc loolu bu ma dalee man te mu wóor ma ne liñ may waxal du dëgg ñi koy waxit wóor na leen ne du dëgg yàlla mi ñu tiim xam na ne du dëgg dama naan liggéeyu yàlla bi la nattu bi affaire bay ñëwaat ma kontaan ci moo tax waxuma ci musuma ci wax xam nga may wax ak waa Yoff nii dañuy samay mbokk daal dama yéene leen jàmm te bëgg jàmm rek xew fi te dañu war a waxtaan nekk jàmm mais déggoo ma ci presse bi ma tontu
déggoo mu ñuy wax ak ñoom ma tontu dama leen rek yéen ñëw leen ñu waxtaan laaj leen ma lu leen neex xam loolu musul am tey exclusivité ngeen am parce que man ñëpp man la ñuy wër loolu dëgg la pour ma waxtaan bon donc FPU gis nga Massalikul Jinaanu daaw bi mu passé avril ci la fii laa toog ci salle bi di añ Arona Coumba Ndoffène Diouf woo ma téléphone ne ma waa FPU dañ la war a nommer ambassadeur ne ma moom moo proposé loolu ne ma yow ak sëñ Mamor bu sëñ Mourtala taawu sëñ Mourtala ak Moustapha Guirassy bu IAM ancien ministre léegi dama bëgg nga yónnee ma sa CV ma ne ko mu ne ma dañuy ñëw le 6 dañuy ñëw le 5 non dañuy ñëw le 6 le 7 ci la ñuy nommé Guirassy le 8 ci la ñuy nommé sëñ Mamor le 9 yow léegi nag bu ñëwee war nañ gis président war nañ gis nanga war nañ gis parce que moom lañ yabaloon ci Massalik bi Diouf Sarr bañee ne du ñëw moom lañ yabaloon pour mu ñëw représenter président tu vois ci la ma xamee it kon moom sax xamante wuñu bu yàgg alors ma gàntal ma toog fii ma ne parce que le 4 dama waroon dem Canada Montréal war fa jóge le 5 dem Atlanta États-Unis war fa jóge le 8 ñëw Gambie ay gàmmu gi ñoom président Pedre Sarr di def Gambie gàmmu tijaan yooyu waroon ci ñëw waroon fa jóge le 10 pour ñibbisi donc ma ne ko est-ce que mënuñ reporter loolu ba beneen yoon mu ne ma non pourtant parce que ñoom programme nañ ba pare lii c'est important c'est une haute distinction et cetera ma ne ko naa la rappeler ma woo ñoom président Pedre ne ko mais man daal du ma d'accord parce que sama programme bii ma def Montréal ak États-Unis sax sama yëfi bopp laa fay dox mais Gambie comme seeni jàng la yu ma war a ñëw ma programme pare te jàng yi du jàngi murit su ma ko bàyyee ndax yëfi àddina yi day nuru la neen président Pedre ne ma d'accorduma ak yow parce que yow yaa ne booy liggéeyal Serigne Touba moo dalay fay ak moo mutu fa Moustapha Gueye secrétaire général mutu fa ñu ne ma yow yaa ngi jóge ci yëfi Serigne Touba li nga ci daj ni mu mitee ni mu nangamee rek pare rek même pas une semaine ñu woo la di la wax lii xëy na Serigne Touba lay fay président Pedre ne ma d'ailleurs jàng yooyu sax man sax dematuma man mi tax ngay dem dematuma ndax lii jar nañu toog fi pour def ko ba pare nga doog a dem ñëpp it wax ma loolu ma ne bon nit ki am na loo moom sa bopp am na loo mais man intéressé wu ma woon du tout parce que man yu gën a rëy yi def naa ko ci àddina bi te dunduma ko sax ma woowaat ko de ko finalement j'accepte mu kontaan moom Arona gars yi ñëw mu ne ñu ànd ak ñoom ñu dem on a vu le ministre de l'environnement finalement on n'a pas vu le président on a vu le premier ministre après ñu gis waaw ay autorité daal dem Gorée ñëw ñu dem après ci ngoon gi ñu nommé Guirassy le lendemain ñoom ñi dem Touba man mënu ma woon dem parce que il fallait me préparer sama boss ñu dem Touba ñëw le sur lendemain fële kër Njare résidence Njare ñu defe ko fa ñoom ñëpp ñu ñëw toog ñu defal ma nomination bi ñoom sëñ Ibou ñoom ñëpp ñu ngi fa woon après ñoom ñu dem tuuti rek ñu ñëwaat fi ñu ne bon bref quoi pour résumer ñu ne ma daal gars yi dañu bëgg a organiser le premier sommet mondial pour la paix en Afrique te sommet bi yow daal ñu ne man dama leen marqué quoi dama leen marqué ba nga xam ne bu ñu sañoon defe ko sama réew loolu lañ ma wax ñu yabal nit te avant loolu yabal nañ ñaari yoon délégation yu ñëw fii ñaar ba ñetti yoon mënuñu maa gis parce que Ousmane Dir lañ doon woo ma ne ko pour ñu gis ma nañ jaar ci Arona Coumba Ndoffène finalement kenn ci ñoom ku ma xam moom bu yàgg moo fi ñëw ne daf may seet si ma foog ne leneen la may doyee ndeke moom nag moo ñëw nag ma invité ko añ fële Alkimia mu ne ma gars yi nag dañ bëgg a def sommet mondial pour la paix te léegi fii lañ ko bëgg a defee bu fekkee yow d'accord nga deuxièmement après dañ bëgg aussi bu fekkee réussir na le seen siège pour l'Afrique ñu tabax ko Sénégal troisièmement après ils ont beaucoup d'activités économiques yoo xam ne dañ bëgg a xool nan lañ ko mën a lier ak Sénégal quoi ma ne ko lii lépp c'est bien beau mais man mënuma ci dugg tant que jaaru leen ci Arona ba moom mu wax ma ko bon bref ñu def ci ay débat ba finalement ñu accepter man leen bon pour ma accepter il faut ma xam réellement lan mooy mission ambassadeur de la paix quoi parce que ñun ci lañ dëkk ci dox jàmm ñu invité ma benn sommet
bu am États-Unis ma dem fa ñoom bi ma ñëwee ñu accueillir ma yóbbu ma ci hôtel et tout bon ñu reer bi neexul ci man leen dama bëgg a lekk plat sénégalais bon ñu yeex fu ñu koy wute ma leen kaa leen dem 116 fa la sénégalais yi dëkk New York pour dire man dama miin États-Unis bi ñuy dem oto lañ jox ma leen oto bu ñu ko yóbboo heure bi duñu àgg parce que trafic bi day the trafic noonu koy waxee day oto yi xat yi embouteillage yi voilà day am léegi nañ jël subway train bi ñoom ñi mewuñu woon sax jaar ci train bi ñu ne fii wóorul kii xob ba kenn ki ne ma te man maa assurer sa sécurité ma ne ko yàlla rek moo mën a assurer sama sécurité ma yóbbu leen 116 ñu lekk ay maafeeg yooyu ñëwaat ñu dem fu ñuy wax Madison Square Garden mooy stade bi gën a garaaw ci New York mu fees dell ak nit Mazamoun mooy maire bi ñëwoon ci affaire bi seen kilifa gi ñëw nga xam menn man la ne fi muy jaar laay jaar comme VIP quoi et New York 35 000 personnes taxaw mu def discours am ci Jésus-Christ ci wax philosophie am que Jésus-Christ moom moo doon Jésus-Christ so what et après sama yoon nekku ci mais loolu la gëm religion ku nekk ak sa bos mais sama maam Seydou du mooy Seydina Isa voilà am nañu ko gëm am nañu ko gëmul sama maam Baye Laay du mooy Rasulullah am nañu ko gëm am nañu ko gëmul keneen taxaw ni maay Jésus-Christ sëñ Touba nee na man du ma dee te bis bu jot ñu siyaare bàmmeelam il faut gars yi normal quoi mu def discours am ba pare ñu ñibbi guddi gi ci hôtel bi gars yi ne ma maire bi en général bu amee ganu kilifa bu defee kii daf koy laaj première impression am ci tey affaire dañ ma doon impressionné quoi bon man ne leen bon man kenn ki ne ma ne ko lan la bëgg comme impression mu ne est-ce que gëm nga ne maire bi prophète la ma ne ko non gëw ma ne prophète la quoi ñoom ñëpp ñu toog amee gan yoo xam ñu man leen man gëw ma ne prophète la parce que pour man prophète amatul beneen bi ci desit ba prophète di amit jigéen bokku ci man loolu laa gëm keneen ne ma kon gëm nga ne doomu yàlla la ma ne ko non mun te nekk doomu yàlla parce que yàlla amul doom mu ne non xam nga Jésus Christ fils waxuñu waxu yàlla am na doom biologique mais fils spirituel ma leen noo xam nga en matière de Dieu man dama du dugg ci boobu philosophie quoi ay fils spirituel ak fils biologique pour man yàlla amul doom point ñëw yow léegi pour yow moom lan la ma leen pour man nitu yàlla la ku baax la ku tedd la ku sell la loolu nangul naa ko Mazamoun mooy yaay maman Moun mooy nee na mooy yaay àddina ma leen nangu naa mu nekk sama yaay parce que mën na ma jur après ma leen bu fekkee d'accord ngeen sama impression ma bind loolu ba pare yokk ci li ma ci bu ñu ne ma loo ci yokk ma leen li ma ci yokk mooy ñoom dañ foog ne àddina bi ci Jésus Christ la yam moo tax pour ñoom àddina bi bëri problème te solution yi ñu indi yëpp mënut a régler problème mu àddina bi parce que après Jésus Christ dafa am ku ñëw te kooku moo indi solution yi léegi kooku laa ko bëgg a proposer mu xalaat ko mu xool kooku mu taquiner ko bu ko defee dina am solution ma bind ko mi ngi sama mail lettre bi ma ko bindoon mi ngi sama téléphone ma ko bind pare filmer ko yónnee ko mu lire ko rek daan ne leen ko suba maa ko invité reer sama palais hôtel yu bëri la am fa dafa am palais New York ñu dem bon maa ngi tiit ne woon ba du ma ne duñ ma rey foofu ba naa yooyu wax naa ko mais ma ne bon sëñ Tuubaa laa àndal de toute façon su ma fa dee aussi ci mission yàlla laa dee ma ñëw toog mu ne ba pare ne leen ko bu ñëwee màgg na ci man màgg goo xam ne sama serveur yi sax duñ ko servir samay doom ñoo koy servir ma ñëw ñu teg ma ci table bu rafet ñoom ñëpp ak staffam réduit c'est garde du corps et tout ñu toog ma dóor sama ngandi bàyyilaat yooyu kol waaw le chef religieux quoi ñu reer bu neex ñu commencé waxtaan mu wax philosophie ma wax sama philosophie bi ma jëlee parole ma ne ko man d'accord naa ni yow nitu yàlla nga parce que li ma gis ngay def lii yëpp moyens yi ngay dépenser nii yëpp ci lu baax ku yàlla nekkul ci yow doo ko def ma ne ko yàlla nag nekk na ci ku ne ci ku ko gëm ak ku ko gëmul ak Seydina Omar gëmul woon yàlla pourtant yàllaa ngi woon ci moom bu nekkul woon ci moom du nekk jullit ba tey jii mu tëdd ci wetu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu rey ci jullit kenn xamul nu mu toll maraad ne ko wax ko waxu Sëriñ Tuubaa ne wax ko li Sëriñ Tuubaa daj mu xam ne moom dajul loolu ci lu baax wax ko waxu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko mais yow da nga ne parce que moom philosophie am da ne religion yi ci àddina bi yëpp révélé yi ay religion yàlla la kon dañu war a accepter religion yëpp moom loolu la wax
mu ne coowu àddina bi li ko indi te mënul jeex mooy boddi gi ñuy boddante léegi li gën mooy Nations Unies ak ñeneen solution yi ñuy prôné ñu boole ci waa diine yi indi jullit yi indi yéefar yi indi catholique yi indi nangam ñu daje bu problème amee ñu wax seen xalaat en tant que groupe interreligieux mais loolu ku ko bañ dëgg la après ñu ne mu ne ma loolu la gëm ma ne ko kon yow gëm nga l'islam mu ne ma waaw gëm naa religion yi ma ne ko kon yow ku war a liggéeyal l'islam nga ma wax ko ci table parce que moyens yi ngay dépenser nii mu ne ma ne ko l'islam a ko gën a soxla ñëpp ndax l'islam dafa am problème bu mu am mooy tey foo génn ci àddina bi ñun la terroriste nga boo dee jullit nga ñun la waaye jullit yi ay terroriste lañ ay polygame lañ respecté wuñu jigéen temps yi dégg ngeen Arabie Saoudite buur bu bees bi fa nekk ne léegi jigéen ñi am nañ droit dawal oto am nañ droit nangam événement la ci àddina bi au 21e siècle ma ne ko kon pour jàmm am war nga participer ci l'islam après waxtaanal ko ci sëñ Touba ba mu jooy sama kanam man sax dama yéem mu jooy après daan ne gars yi yéen a ngi may doog a indil une personne sage daan ne laajal leen ma ko ndax en septembre bëgg na ma invité ko Corée ma ne ko su ma ko agenda permettre dinaa ñëw ñu pare mu ne léegi ndax man am naa woy quoi suñu diine ma woyal ko allahu min kulli karimin akramu man amahum xaadalahu taqramu asim lahu kulla bu Sëriñ Tuubaa allahu min kulli karimin akramu man amahum xam nga boobu bi ñuy tëje noonu ma pare muy jooy après ñu dem biñ demee mu ne léegi nañ ma laaj est-ce que man nangu naa ngi def sommet bi fii ma ne ko à une condition mu ne ma ne ko bu fekkee d'accord nga l'islam participer ci l'islam porter sa voix pour la paix beneen bi ci des bu dee am na lu muy jariñ sama réew ak ndax sama président dina ko d'accord ñett yooyu bu dee d'accord nga ci may nga ma dox ko man nangu naa sommet bi am Sénégal mu ne ma waaw ma dem Corée même chose ma ñibbisi commencé ci dox bind président tontu ma ne ma il accepte xam nga après ñu commencé di ci dox ba am date sommet bu toll noonu ñu ne 1200 personnes lañ bëgg a invité des présidents des parlementaires des chefs religieux des chefs coutumiers des leaders jeunes des leaders femmes te ñoom ñëpp ñu ne ñoo leen di jël en charge ñu ne man la ñuy def président du comité de pilotage wax ji ñuy wax yëpp nit ñi dañu xamul gars yi seen 1 franc duggul sama poche bi amul biñ ñëwee ñu ne dañuy ubbi compte bancaire pour xaalis bi ñuy defee sommet bi que 2 signatures lay doon man ak keneen ñett la ñuy doon mais toujours man ak kenn mooy signé quoi man leen non man bugguma laal xaalis bi man dama leen di teg ci yoon rek ba mu sotti ñu ngi may dégg xam nga kañ laa xam ñoom fan lañ am compte sax mooy jour sommet bi biñ may jox chèque bi ñu jox président 50 millions mooy prix bi ñu ko jox biñ may jox chèque boobu laa gis ne Société Générale la te noonu laa ko jëlee jox ko chef protocole président donc man leen ñu ne ma kon nan nga bëgg a organiser lii man leen ni ma ko bëgg a organiser dañuy ut une société événementielle léegi ñu ut ñetti société yoo xam ne ñetti société yëpp tamit dañ ma leen recommander xaw ma leen ñu def seeni offre ma yóbbu leen offre yi ñoom ñu tànn kenn ki bi ñu tànnee kenn ki loolu sax mun naa ko wax kooku li ma njëkk a wax mooy comme yaa dirigé lii léegi ñaata laa lay jox parce que marché bu rëy la gagné ma ne ko doo ma jox dërëm mu ne ma non gars yi ko ma ne ko doo ma jox 1 franc mu ne mais il faut ñu defal un cadeau ma ne ko le meilleur cadeau bi nga ma mën a defar mu ne ma ne ko mooy soir sommet bi bu paree ñu félicité ma. maintenant nag léegi nag man sama rôle mooy nag programme bi nga tëral ni moom ngay daaw dérouler hôtel yi nangam lii nangam loolu laay veillé nag ndax yaa ngi koy respecté chaque mardi dañuy daje réunion ci siège u gars yi ma am fa ngandam bureau bi benn yoon laa ci mas a toog. su ma ñëwee mardi ñu toog ma ne bon hôtel fu ngeen toll mu ne hôtel nangam ma ne ko non le prix là est trop cher il faut être sérieux ni ma doon waxee ak moom indépendance bi ma doon waxee ak moom ku ñu ger du waxee ak noonu kooku dafa mujj ne ma man yow yaay sama sëriñ te du Sénégal libanaise la taalibe yi boole wu ma leen ci parce que man yëfi Sëñ Tuubaa dama ko dul booleeg même sama bureau duñ fa ñëw sama waa kër ku ne xam na liggéey la sama benn ci xale yi moo fa nekkoon parce que kooku dañ ko soxla woon ñoom produit boobu ñu soxla ko ak Chérif bii filmé dañ ko soxla woon ak beneen koo xam ne Arouna Coumba Ndoffène Diouf moo ma booleeg moom du sama mbokk du sama rak du sama dara bu fa nekk
seen xaalis li ma ci jot a gis mooy liñ doon fay ñooñu weeru dee ñu jox ma ku ne ma jox la sa xaalis nga signé ñu dem suñu yoon ñett ñi ma fi indi woon te li ma leen wax mooy yam leen ci liggéey bi ñii nee nañ ma ay catholique lañ ñii ay julle lañ ñii ay nangam lañ dañ ne fédération pour la paix ñun ñëpp ku ne na daje ñu dox ci jàmm nañ yam ci lool bu ñu gisee laneen luñ ci xamul bu leen ci dugg loolu laa leen wax ñoom ñëpp ñu dégg loolu moo doon préparation sommet bi ñu nekk ci di gisee ak président di gisee ak gars yi di kii di dox amul benn problème gars yi jël CICAD président moo ko joxee moo ne ñun grand théâtre lañ ko bëggoon def président ne defee leen ko CICAD te du ngeen fay dara président jox ñu 30 oto Berlin jox ñu 5 bus ba pare yu bëri mu ne du même oto président bu la ko joxee nii ngay organiser chauffeur yi yaa lay fay seen per diem essence bi yaa koy jënd mais dane non 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 buñ ko mooy loolu mooy participation Sénégal parce que mënuñu choisir Sénégal indi fi 1200 personnes remplir suñuy hôtel ak yiñ fi ba pare ne dañ koy jox prix de la bonne gouvernance boo xam man maa leen wax da ngeen ko koy jox parce que condition yi ngeen teg ni moom remplir na ko ndax PSE la transformation structurelle de l'économie le développement du capital humain la promotion de la bonne gouvernance ma leen loolu kay ku ko am jox leen ko prix bi 6 ans joxe wuñ ko ñu ne ma waaw dañ léegi d'accord nañ pour jox ma leen prix bi lu muy àndal ñu ne prix bi daawul ànd ak dara ma leen sama président kenn du ko jox prix taatu neen noonu laa ko tuddee woon sax prix bi day ànd ak dara ñu ne ma ñaata ma leen bon 50 millions rek ñu ne waaw bu ma yëgoon wax lu ëpp loolu xaw ma mais man du ma yëgoon sax du ma ko wax parce que man bëgguma exploiter nit dama bëgg raisonnable rek quoi ñu ne waaw alors man leen léegi réew bi lan lay am ñu ne ma yéene xam lan ngeen bëgg réew bi am ko man leen réew bi président PSE bi am na ci programme boo xam ne financement bi amaguñ ko beneen bi ci des ñu ne waaw ma ne leen am na université yu ñu war a tabax da ngeen ci war a jàpp beneen bi ci des ñu ne waaw ma leen Gorée amul chaloupe parce que ñoom bis bu jot ñu ñaxtu ko chaloupe bi fa nekk minuit lay arrêté mu nit feebaree guddi duñ xam nu ñuy def ñu ne ok léegi mun nañ ut bateau parce que gis naa lu ñu def ci yeneen i réew ñu ut bateau jox ko prix bi ñu ut ko joxe 50 millions yi léegi ñu discuter nañ ak ministre enseignement supérieur pour xool nan lañ koy jàppalee ci université yi loolu moo doon programme bi après ñu indi seen i volontaires ay plus de ay jeunes yu bëri ñu ni ci 200 yoo xam ne fi lañ nekkoon ñooñu di ñëw fii ci kuréel gi xam nga di daanuy jël di jooy l'islam di dugg ci seen i xol ma leen di waxi Serigne Touba ñoo fi nekkoon ba am na ci ñu bëri ñoo xam ne jullit lañ fi mu ne am na ci ñoo xam ne ba tey ñi ngi ma topp dee ma waxtaanal ci Serigne Touba dee ma defal nii dee ma defal nangam ba sommet bi jot ñu dem tout était bien veille sommet bi bi ñu nee suba la am site bu bind réunion des francs-maçons au CICAD Cheikh Mansour Diouf le président du comité de pilotage am ku ma koon ma ne ko bon xam man yooyu man dama néewal quoi ma ne ko non garaawul daal homme public foog ñu wax ci yow ñu xëy le lendemain ñu nekk ci sommet bi président ñëw xam nga man je crois que loolu état moo koy def lu man nit bi maa ko def loolu rôle état la état moo fi dajale ay milliers de personnes il y avait 188 députés une vingtaine de ministres ay anciens présidents te président yu ci bëri xam lu tax ñëwuñu parce que sommet bii bu Macron bi dañ ci waroon ñëw ñu ne en 2 semaines 10 jours mënuñu ñëw 2 fois ñu yabal ay délégation ñoo xam ne ñoom pare woon nañ pour ñëw ay chefs religieux chef kël diine yëpp a ngi fi woon te am na ñoo xam ne ay ambassadeurs lañ woon avant man ay sëñ Mamor ay sëñ Modou Kara xam nga ay ñoo xam ne ay kilifa lañ ay imam Assane Cissé bu Kaolack bi yooyu yëpp amee ñoo ñëpp ñëw ba ñu pare ba pare ci la ma gars yi fekkee ci biir ne ma foog nga ñëw wax ak presse bi parce que munoo nekk président comité d'organisation lii pare te doo def une déclaration ci laa taxaw toutes sortes de questions waxtaane nañ ko j'aurais bien souhaité sax bu fekkee amu leen ko Ousmane am na ko déclaration intégrale bi ngeen teg ko en français et en wolof c'est important nit ñi dégg kii lan la wax donc kooku lu ma njëkk a laaj sommet bi lan moo ci sa impression ma wax lan ngeen ciy xaar ma ne jàmm wax yëpp lan mooy retombées économiques yi ma wax donc yooyu yëpp gars yi waxuñu ko ba bi mu nee ma léegi paraît-il gars yi ñi ngi naan sommet bi sommet franc-maçon yi la mais ma ne ko c'est possible non dañ ne sommet ma ne ko c'est possible ndax franc-maçon yee fi nekk ma ne ko c'est possible parce que àddina moo fi daje xaw ma dañ déggul fi may waxee 1200 personnes yu daje
man leen kenn néewuma ci franc-maçon laa mais su ma nee ñoom ay franc-maçon lañu te nekkuñu ko tooñu ma leen su ma nee ah déedéet benn franc-maçon nekku fi fekk ay franc-maçon nga fa fenu ma man leen donc man leen c'est possible parce que àddina moo fi daje mais man sama bopp laa xam loolu laa wax man Cheikh Mansour Diouf jullit laa yonent bi laay roy te Serigne Touba mooy sama maam ba pare di sama sëriñ ma gëm ko loolu laa wax xam nga daan ne te du ma nangu ci Sénégal ku ma gën a nekk taalibe Serigne Touba du ma nangu it ku ma ëpp looy jaamu yàlla mais dama ci teg su ma kenta lay kàttan xam nga gars yi dégguñu olof wala xamuñu li may wax am nañ xëy na ñu ma ëpp lu ñuy jaamu yàlla mais ci sama kenta lay kàttan laa wax dama ko ci yokk maanaam li ma mën man maa ngi koy def loolu ma amul kenn ku jàpp ne mi ngi def li mën ëppale ma man xëy na nag mën na maa ëpp doole wala mu ëpp ma puissance mais man li ma mën moom du ma nangu ku ma ci dépassé ne maa ngi koy def léegi nag ñoom bu ñu bokkee beneen diine ñëw ne pare nañ pour indi seen moyen pour jàmm asamaak man mi nga xam ne diine bi ma bokk jàpp naa ne moo gën seen diine jàpp naa ne diine jàmm la mais loolu laa wax tu vois après mu ne ma mais léegi ci français ci la ma kook ne lan mooy retombée économique ma ne ko bon déjà hôtel yëpp fees na xaalis la pour Sénégal Radisson Dakar Radisson bi nekk Sicap bu bees bi Novotel King Fahd Ngor Jaaraama Radisson Pullman Ibis yëpp a fees beneen bi des nee nañ ni fi bugg a tabax seen siège bu ñu ko fi tabaxee Nations Unies lañ bokk statut diplomate la ñuy am dañ fi nekk di dépenser seen xaalis di def ay yëf jël ay liggéey ay emploi tu vois beneen bi ci des ma ne ko ñu ngi nii Gorée jox nañ leen bateau demee la ñuy dem rendre jox leen caabi bateau bi ma ne ko président 50 millions bi ñu ko jox na ko Talibou Dabo ak SOS est-ce que ñooñu dañuy delloo boobu xaalis loolu laa wax parce que ñoom soxla nañ ko donc bu dee loolu la mais tous les francs-maçons du monde bu ñu dajee jox ma seen xaalis ma jël def ko ci diine ji parce que sëñ Abdoulaye daf ko mus a wax dama bëggul woon tudd turu sëñ Abdoulaye ndax sëñ Abdoulaye dafa am ay jamono Juga Kebe da daan yóbbu teraanga bu bëri Touba lu nekk mu def ko fa nit ñi bon ñi rek musul ñàkk am ko xam bis jot mu ñëw sëñ bi Juga Kebe mi xaalis bi ñu jox xam nga fu mu ko jëlee Juga Kebe mi ñëpp laa ne ko xaw ma fu mu koy jëlee waaye xam naa fi mu koy dugal loolu laa bëgg a wax rek xaalis bi fi mu jógee xaw ma ko newuñu ma franc-maçon lañu pourtant ci biir wax bi nee naa newuñu ma franc-maçon lañu ci jàmm lañ ma woo nee naa man nekkuma franc-maçon mais li ci des sama yoon nekku ci loolu compliqué na après ñu génnee loolu teg ko ni Cheikh Mansour ne day jël xaalis franc-maçon yóbbu ko Touba coupé ko collé ko dagg ko ak yi ci ginnaaw nag yi nekk yëpp derrière parce que bugguma dugg ci bopp polémique mais ñi ko def xam naa leen li ci wax xam naa leen voilà yooyu yëpp xam naa ko quoi xam nga donc mais damay jàpp ni waaw bokk na ci mission bi peut-être dans 100 ans ou dans 50 ans dina bokk sama histoire ñu koy bind di ko nettali du ma fi nekk ci xëy na waaw donc nga may ma rek pour ci sommet bi ma bëggoon waa Yoff surtout man waxuma ñeneen ñi nañ xam ne ay mbokk lañu kon nañuy rafetal àddina ñun ñoo bokk lépp man Yoff Tongoor balaa yéen jàpp ma ne ñàkk naa fi bokk ak nit li ma yaakaar mooy ku ma fi bokkalul dëkkaloo fi man li ma yaakaar kon ku fi dëkk rek jàppal ne man ak yow ñoo bokk ma yaakaar ne aussi xëy na ŋàññi ak xaste mu war naa ko séentu faneen fu dul ci samay bokk loolu nag waxuma ko pour ragal waxuma ko pour neexal mais damay wax li ma war a wax en tant que jullit en tant que chef religieux bëgg nit ñi delloowaat seen xel yi ak seen xol yi te juger nit ki ci li ñuy gis parce que je crois que ku bëgg a gis rek gis nga ma bu ba tàyyi Yoff may dox lu baax di wax lu baax di ci jéem muy kër yëpp donc lii jàll na en tout cas man koo xam ne jàpp nga ne tooñ nga ma ci man baal naa la ci xol bu sedd guy jàppaluma la dara te ku ci yaakaar ni tooñ naa la ci it maa ngi lay jégalu mais li ma bëgg daal ñu xam ko mooy Yoff laa dëkk seen doom la seen mbokk la ab jullit la kuy liggéeyal yàlla la te bu ma sañoon bu ma yàlla di fay ma bokk kook ñoom bu dee lu baax la su dee lu bon na nag yàlla na ko yemale ci man yàpp naa ne du am donc ci dossier boobu loolu laa ci téye ñu bàyyi wax ji daal te wax bu rafet waaw ndax jullit nit boo ko gisee muy julli di woor di def lu ko yàlla sant bu ñu la nee julli la neel waaw te yam ca xam ne ku nekk ak sa bàmmeel daal mais wax ji bëri na liñ ci wax ñaaw na li ñuy def ñaaw na te àddina jaru ko waaw ñi nga xam ne aussi ñoo nekk Yoff di ay laayeen loolu te bëgg naa ci wax te jàpp ay Cheikh Mansour dafay xeex Baye Laye ay nangam
bu ñu tuutal Baye Laye du ko ndaw tu vois parce que jàpp ni Cheikh Mansour Diouf mun na xeex Baye Laye mooy vraiment xeeb Baye Laye quoi Baye Laye ku mag la kilifa la rasul la ndax moo ko wax te man gëm naa ko toog naa ci bâche ma ne man sama oto bee nekk fee bu ma neexee suba ma dem boobu oto ba ma yoroon dafa bëla woon ma ne bu ma neexee suba ma dem ci tôlier bi xoos ko changer peinture bi def ko mu weex ndigi man mi jaamub yàlla maa man loolu asama ak yàlla mi ma sàkk yàlla mën naa sàkk rasulullaay mu tëdd fële Médine mu indiwaat ko fii def ko muy ko ñuul boo demee Médine fekk fa rasulullaay boo ñëwee fii fekk fi rasulullaay yàlla du dara ci moom ci ko xam sëñ Tuubaa mi sama yaakaar tey ak ëllëg wax naa la nee na bakkan kulu nafsin saayaxatil mawti mu ne ilaa siwaa nafsi ba mu des sama bakkan pourtant wàcc na liggéey ñu sang ko denc ko na ma yàlla baal ci wax ji di siyaare barabam te man gëm naa ni loolu mu wax mooy dëgg faatuwul Cheikh Ahmed Tidiane Chérif nee na wàllu bu yàlla sàkk jël naa sama tànk teg ko ci sa ndodd Cheikh Abdou Khadir Jilaani wax na ko kon man loolu waxal naa ko Baye Laye président Abdoulaye Wade recevoir na ma man ak sëñ Ibou Sène yi ñu dem toog mu ne ma loo bëgg ma ne ko Baye Abdoulaye Thiaw laa bëgg mu am oto bu ndaw mu jox ma Mercedes bu bees tàq Ibou Sène mu ngi toog ñu toog fa 11h ba 17h que bi ñu indee kii ba këy di pare bañ ne ma signal dama ne kii doomam la na ko signé sëñ Ibou signé ko keroog maa ànd ak oto bi ak chauffeur bi ñëw ba kër Baye Abdoulaye jox ko bàjjan laal yi mu koy dawal kuy xeex nit doo def loolu ku buggul nit doo ko defal loolu te ak yeneen appelu Laayeen bu jotee parce que appel gisuma lu ko gën a màgg man mënoon naa ko appel mënoon naa ko woote sama kër ndax Yoff la mais non sama kër gi dama koy génn sëñ Ibou Sène moo fi nekk di fi appelé ba pare damay jël samay ndaw ku ne ma jox la sama teraanga kër Baye Laye gu ma xam xanaa gu ma xamul ma yónni la fa ne la boo demee nga joxeel ma sama barkeelu te du tee ma dem ci barab ba ziar ñaan waaw xanaa kon nag bu ma dee def loo pare wëlbatiku di xeex Baye Laye dama ñàkk jom ay Cheikh Mansour va mouridiser Yoff boobu benn erreur la boo xam ne presse bi moo ko defoon ak beneen waaye man yu bëri mi ngi may daal du ma ko yëg sama premier cant la woon man dama toog ba guddi rek ci guddi gi Khalifa Niang moo ñëw ne ma dëkk baa ngi riir ma ne ko luy riiral dëkk bi mu ne ma presse bi dañ bind ne yow da nga wax ne dañ titre Cheikh Mansour def la je veux mouridiser Yoff mu ne ma gars yi nag ñi ngi wax ma ne ko ku bind loolu ma ne ko non loolu amul mu indi journal bi won ma ko muy je crois Walfadjri Grand Place xawma ma lire loolu c'était en 2006 ma lire ma ne mais kan moo bind lii ndeke benn xale bu doon nekk ci ñun benn xale bu dëkkoon Yoff la luwee woon fi doon ñëw kër ga xaman fu ma gis ko tumuranke rek di ko dimbali Amadou Goudiaby ñu bëri xam nañ ko moo génn ci suba ga ndeke am na ay relation ay Walf ne leen mooy sama porte-parole je suis le porte-parole de Cheikh Maya un leen oui Cheikh Mansour va mouridiser Yoff ñooñu bind ne selon son porte-parole ma woo ko mu ñëw mu ne ma waa man dama doon defar rek quoi ma ne ko doo sama porte-parole ñaar awuma porte-parole ñett lii santu woo journal bi ki ko bind ma fexe ba jot ko ma wax ak moom mu ne ma moom ma ne ko noonu nit warul ñëw ne la may porte-parole diw nga gëm ko ba ma leen ne maa ngi yebal suma porte-parole man du ma wax sax ci presse te lii xamu leen sax lan la mun a jur mu ne ma léegi boo buggee ñu interviewaat la nga indi boobu bi nar na métti ci laa xamit ne mission yàlla la parce que dama tàmbali rek seytaane laxasu ci ma bàyyi noonu mais gis naa ne nit ñi ngi koy gëm ba léegi di ko gëm ba léegi malgré acte yi may posé donc c'est important ma wax nit ñi xam ne loolu la mais loolu du man parce que ku ma xam ne loolu du su may wax dama utul pour mouridiser fenn man sama murid laay dund parce que Serigne Touba wootewul woon contrairement daal da leen Serigne Touba wootewul Serigne Touba dafa toog di liggéeyam nit ñi fekk ko fa mu leen man kat ku bëgg a ànd ak man jëm ci yàlla nii laay doxee musuma woo kenn ñëwul jébbalu ci man musuma propagande taalibe musuma jëlub fayit bind ci sëriñ dañuy bind liste bis bu jot nit nuyu ma ne ma yaay sama sëriñ te xaw ma ko tey ci suba rek dama doon dem ambassade États-Unis ki ci bunt bi ne ma man ci yow yaay sama sëriñ tey ci suba démb bi may wàcc aéroport ku ne di wax ñii nañ ci man lañ jébbalu te xaw ma leen billaahi wallaahi taalaahi noonu la demee doxuma ci yooyu sëriñ yi ma fi jot a xamit bokk laa yeen ku ci nekk séq naa ak yow loo xam ñi nga xam ne séq naa ko ak yow duma ko wax doo ko wax te xam nga ne man xëy na fa ma teg Baye Laye boo wutul yow sax tegoo ko heure bu sëriñ bi ne kii jot na bu lu xew ci laayeen man war na xew kat nii wax bon donc de grâce ba pare ku nekk moo war a
moo war a ŋàññ nitu yàlla ba mu des waa Laayeen parce que ñoom dañ dund loolu. Seydina Limaamu dafa nekk fi Yoff ci mbokkam yàlla yónni ko mu woote ñu koy xeex ba mu ñëw fii jàmmalaay ba léegi nii loolu la ñuy waxtaanee di wax lim daj Yoff ngejj ga ndingala di wax yooyu ba léegi ñu ngi jéem a justifier di wax ay exemple yu wane ne Baay Laay mooy Rasulullaay kon kooku bu ñuy def loolu nit war nga xam yow mi ko dund war nga xam ne kii kon mi ngi dund loolu mais waroo jóg di xeex di xuloog kooku wala ngay xeex kooku beneen bi ci des mais sëñ gis ko ak man ñu nekk guddeeg bëccëg ah il fait partie de mes meilleurs amis en dehors de ça c'est mon parent c'est mon ci te ñu bëri xamuñu sëñ Cheikh xam ñoo bokk benn yaay bokkuñu papa kon moom dëkkul Yoff mi ngi Espagne moo ko xam depuis Espagne daa ma waxam ma ne ko kooku waroo ma ko présenter maa la ko war a présenter ndax man lay sama mbokk mais moo tax ma mujj ko xam boobu Cheikh Mbacké mi ngi amoon na soxnaam bi dëkk fii mi ngi woon usine mu may invité këram ma fay reer yi ñuy waxtaan séq lu nekk ba bis bi nga xamee ne koor gi jot na ma tàmbali sama liggéey bi ma ne weeru koor léegi samedi gu jot dama koy jagleel benn tarixa commencé tarixa Baay Laay samedi gii dama bëgg ku bokk ci Baay Laay ñëw ànd ak ay taalibeem bu ñëwee sikar fi lay ndogoo mooy wax li mu bëgg a doge ñu ndogool ko mu ànd ak i taalibeem ñu sikar ba sama xol tooy ci sikari Baay Laay après mu jiite naafile bi ba sama waa kër xam ne benn alxuraan bi la yenn saar yi la yenn façon sujjóot yi la yenn roko yi la bu ñu paree nag guddi gi kuréel gi ñu daan def ñu def ko kuréelu Laayeen nga xam ne moom day jóg waxtaan ci Baay Laay fa mu dëkk cosaanam nangam ndax ñoom ñu xam ne même buñ dul ay Laayeen nit kii du seen morom. ma ne samedi ba ca topp ma def ko bu Tijaani ba ca topp ma def ko bu Xaadiri ba ca mujj nag doon bu ñun Muridi ak Laylatu Xadri bi doon bu Muridi ma woo sëñ Cheikh Mbacké ne ko dama bëgg premier samedi bi nga ñëw ci yaag say taalibe boobu bëgguma woon teral ko parce que l'islam loolu la laaj ñu bernde ko mooy borom kër su paree ñu Laayeen di naafila parce que xëy na giir yi mën nañu am ay tuuti différence ne serait-ce que sax pour notre culture bu ñu paree dugg reer ba suur bu dee day ndogu reer ñu ndogu reer bu dee day ndogu ba ca kanam mu doog a reer ñu ndog bis boobu daal moom la guddi gi nag bu ñu génnee ci bâche bi man samay waa kër jàngal ko benn xasida wala ñaari xasida yu gàtt pour dax ko ahlan wa sahlan jox ko nag mu waxtaan ci maamam Cheikh Mbacké bis boobu mu ne ma man dama mujj am xat-xat du ma mën a ñëw mais maa ngi lay booleeg sëñ Ibou te li ma doon ci yow la mën na koo taxawee kon maa ngi koy yabal mu ñëw ci yow xanaa kon ndigal lañ jëfe maa ngi moom mu neex lool boobaag tey tàggoowuñu te dégg naa fi lu nekk tax muy sëñ Ibou di ànd ak moom sëñ Ibou day dem Cheikh bi ay temps man dégg naa ko ku doon wax lan moo tax sëñ Ibou di ñëw xaalis may appelam yàlla rek moo tax nit day maandu moo ko jur Baay Laay Thiaw mooy Baay Laay Seydina Isa ñaari yonent ñooy baayam surtout doomu yonent ak sëtu yonent mooy baayam kooku lan la nam mais moo ma war a présenter man waruma ko présenter wala buñ ko xamul it bu naan man kay la ñuy lijjanti ay waaw kii ba àgg ca ba kooku donc musul taxaw ak man sëñ Ibou góor la musul soxla pourtant dañuy nekk ma xam ni kii tey lii soxlaam la comme ni muy xamee ne man lii sama soxla la mais du ko ma yónnee waa chef bi lépp maay woo booyam yi ñu ñëw toog booy léeg-léeg ñu ne mat na sëkk ma mu barkeelu ci ne serait-ce que pour am ngërëmul Baay Laay sëñ Ibou en tout cas bu dee ni muy def ak man la dara ci àddina da ko doon def ñu dal fi léegi kii daal Baay Laay xam nga andu jaar bii ma lay wax ma laaj ko la jaare du ci man xam nga loolu nit ñi xamuñu ko moom la Karim Wade woo di ko wax dimbali ma mu ne ko non da ngay dem ci Cheikh Mansour Karim Wade sa wax bu sonn ma ne ko man écoute mënu ma daal man du ma politicien seen nit ñi dañu xamul mu pare pour jox ma lu dul jeex ñu génn ñëw Karim Wade woowaat ko saal bii toog biñ ma waxee sonn gis bàjjan laal ak biram ñing mais bàjjan laal bàyyi laal yow mënuma laa bay ko leeral dafa baax ne ma ànd ak Karim Wade keroog ak respecté bàyyi am ñu waxtaan ñu ma woo ko ñu ñëw man ndax man ba ma amee sëñ Tuubaa may wax lan bi ma dama bëgg Mercedes